Samba Mayram moo la boroo ceddo jeeri séeri première dame moo wàññi lu yaas be césarienne dafa metti ci jigéen président Macky Sall buñ lay césarienne doo fay dara indi autoroute ila Touba agaleen ñoo waaw président kay toog agaleen ñoo Césarine Macky président kay toog agaleen ñoo waaw Samba Mayram moo la boroo ceddo jeere agaleen ñoo waaw président kay toog agaleen ñoo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. amiin yaa rabbi Imam Ndao ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di wax amiin rek yal na yàlla nangu ñaan yi nga ñaan yëpp di la jaajëfal bu baax a baax Imam Ndao nag mooy suñu imam fii ci New York City mooy ñu jox siège waa section Bronx fu ñu réunion fële ci 154 ak Elton kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax tey nag di ma wax rek ma commencé émission bi bisimilah rahmaani rahim eggale ko si alhamdulilahi rabil alamina ñoo dellu si waat te yàlla may ñu fekkee dimanche ak jàmm le président Macky Cap 2019 moom mooy ñëw waxtaan ak yéen ñu ànd ak équipe bi rek comme ni ma koy waxee Pape Baro Gassama suñu coordinateur ànd ci ak Mohamed Diop di suñu secrétaire général en même temps président COJER ànd ci ak Doudou Kane ñu ngi koy jaajëfal Doudou di ànd ci ak Mamadou Seck fële ci Sénégal ñu ngi ci ànd ak Baboy coordinateur bu Harlem mi ngi toog fii ci studio bi ak man ñu ngi ci ànd ak Camara bu Baye ak suñu grand Sène di commissaire ànd ci aussi ak suñu grand Idrissa Silla mi nga xam ne moo nekk ci machine yi nekk ci Facebook bi Instagram yi bàyyiwul dara kon nag grand Idrissa ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di ñëwaat rek di waxtaan ak yéen tey nag fas yéene nag ngeen déglu bu baax a baax émission bu neex lañ leen bëgg a defal kon nag Baboy ñu ngi lay bàyyi nga nuyu. merci Fama ñu ngi lay ziare di nuyu communauté sénégalaise bi yëpp di nuyu aussi surtout ñi nga xam ne ñuy dégg tout le président de la République son excellence Macky Sall daal ci bég daal ci gis seen bopp ñi gëm aussi ñi nga xam ne vraiment que ñu ngi liggéey bu baax foofu au Sénégal ñëpp ñu ngi leen di nuyu ak aussi opposition bi vraiment aussi ñoom ñooy xorom li donc ñu ngi leen di nuyu di leen ziare. waaw baax na ci nag di nuyu ñoom ñëpp nag di leen wax nag nañ déglu nag ak xel bañ ko dégloo ak xol kon nag Ababoy nga dugal benn alxuraan foog naa ne am noonu nañ fi dëj semaine passée di suñu papa
Moustapha Niass yaayam mu génnoon àdduna semaine passée comme rek ni ñu koy faral di defee su ko defee ñu jàllale rek ñaanal ko daal di commencer émission bi ci jàmm. waaw kon comme niñ ko waxee rek que suñu président assemblée nationale mooy Moustapha Niass di suñu papa mu waajuram bu leen dëddu mu ngi dëddu semaine bale passé kon nag depuis boobu ba léegi defuñu woon émission tey moom il faut que ñu jaale ko bala ñoo commencé suñu émission bi parce que waa Benno Bokk Yaakaar yëpp lañ koy jaale ak waa APR ak tamit opposition bi ñëpp daal képp kuy sénégalais ñu ngi koy jaale waajuru suñu président assemblée nationale di suñu kilifa Moustapha Niass kon Baboy ñuy wax rek nekk yàlla na ko waaw ñuy wax rek yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na suuf sedd si kawam yàlla nañ dëddoo jàmm ñu koy ñaanal bu baax a baax di ko jaale suñu président assemblée nationale di ko jaale suñu président Macky Sall ak sénégalais yëpp kon bokk Baboy maa ngi lay jox kàddu bi. oui di ko jaale communauté sénégalaise yëpp surtout aussi waa AFP ñoom El Hadj Ba ñoom El Hadj Ndiaye ñi nekk fii ñëpp vraiment. ak bépp doomu sénégalais vraiment Moustapha Niass surtout aussi ndeyu mbili mi mooy waa PS nga xam ne foofu la tàmbalee ñooñu ñëpp ñoom Amadou Ndiaye ki ñeneen vraiment ñëpp daal ñu ngi leen koy jaale di ko jaale communauté sénégalaise yëpp di ko jaale son excellence le président de la république muy Macky Sall donc vraiment assemblée nationale bi ñëpp. voilà donc Fama defe naa ni. waaw Baboy ñu ngi wax rek ne li ñu wax rek yàlla na ko yàlla xare àjjana kon nag ñu commencé suñu émission ak jàmm ak salaam di wax rek grand Abdoul Moutalib waroon na fi nekk mais tey yaram bi neexul ñu koy ñaanal jàmm ak wér-gu-yaram di ko ñaanal suñu coordinatrice bi Ndeye Fatou Ndour yàlla na ko yàlla yëkkati bañ a tëral kenn di jaajëfal bu baax a baax soxna Awa Diouf gis ngeen semaine passée dugg na fi toj rajo bi ñu ngi koy jaajëfal ta Fatou Mbengue moo nekkoon invité le président Macky Cap 2019 ci wasabu Fama Kébé démb avec Pape Gora ñu ngi koy remercier bu baax di nuyu coordinatrice Atia Sarr ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal di wax rek ne dañuy ñëw tey ci ñuy commencé tey dinañ am suñu benn frère mu tudd Malick Diagne moom mooy coordinateur bu Douala mais mi ngi fële tey ci Sénégal ci nuñ koy waxati caravane diaspora bi kon nag dañuy ñëw dugal ko ba pare après ñu continuer di ci woo nag ñoom Pape Babou Soyibou gisuñu leen ba léegi ñàmme ñaa xama fu ngeen nekk mais war ngeen génn waa APR Benno Bokk Yaakaar génn leen toj rajo bi Baba Diop ñu ngi lay xaar kon bokk Baboy ñu jéem a dugal Malick mu commencé waxtaan bi. ok. président kay toog àggaleel ñooy Samba Mayram mu la baro ceddo jeere àggaleel ñoo siis baa ngi Macky allo président allo waaw Malick Diagne. asalaamaaleykum. Malick ñu ngi lay nuyu. soxna Fatou Kébé ñu ngi lay delloo nuyu ziar. ñu ngi lay jégalu nag foofu xaw na guddi tuuti yaa ngi ñëw Sénégal ci caravane diaspora bi xam naa ne yéen ngi ci xaaju guddi waaye président Macky jar na ko. dëgg la président Macky moom mooy bëccëg moom mooy leer politique kon guddiwul mel na ni ñu ngi ci bëccëg. maa ngi toog ak Baboy coordinateur bu Harlem nuyuloo ak moom après ñu commencé. Malick ñu ngi lay ziare ñu ngi nuyu waa Sénégal yëpp di leen dalal fii ci rajo APR rajo. président Macky Cap 2019. mu ngoog. allo Malick Baboy ñu ngi lay nuyu. di la ziar waa Harlem yëpp di ziar aussi. sama sister sama camarade de parti Soxna Fama Kébé responsable des femmes pour ce Bronx di nuyu waa États-Unis yëpp aussi di nuyu l'honorable député Aboubacry Diallo ak sama grand frère mon ami Bassirou Djigal ak toutes les femmes et les jeunes des États-Unis di leen jaajëfal seen émission bi ngeen di amal tous les dimanches di ko amal rek ngir leen rek fexe ba dëgg féete kaw fen féete ci suuf parce que gis nañ ne fan yi bëri na ay fen ak ay sos ak
maanaam opposition bi seen biir dafa daw ci li xew ci Sénégal ci li xew ci bitim réew président Macky Sall dafa mel ni tey opposition bi ñoom président mooy seen programme te président du programme su fekkee ne dañoo nekkoon tey opposition amuñu programme jàpp jëmm président def ko programme wax dëgg yàlla loolu gàcce la ci opposition bi gàcce la ci ñi nga xamante ne ñoo nekk bitim réew nekk des chroniqueurs nekk des journalistes tey amatuñu benn thème lu dul Macky Sall thème bi mooy Sénégal lan la fi président def fan la président jële Sénégal fan la yóbbu Sénégal ak fu Sénégal toll. yaakaar naa ne Baboy yaakaar naa ne soxna Fama Kébé bu ngeen seetloo ci lu gàtt da ngeen di gis ne lenn rek moo tax tey nit ñi ñu paniqué et que Sénégalais yi tey kenn mënu leen nax dañoo dem ba ràññee dëgg ak fen. dégg naa fan yi passé ñëpp taxaw di wax di commentaire ci li nga xamante ne moom mu amoon ci semaine bi mooy bailleur de fonds Banque mondiale ak les institutions financières ci adduna bi yëpp ñu jàkkaarloo woon ak président Macky Sall àndoon fa ak le ministre des finances Amadou Ba ak ñoom docteur Cheikh Kanté ak tous les techniciens financiers kàngam Sénégal ci li nga xamante mooy wàllum finance dem jàkkaarloo ak ñooñu mu nekkoon lancement plan Sénégal émergent phase 2 balaa ñuy ñëw ci phase 2 bi dafa am phase 1 Sénégal dafa nekk pays boo xamante dafa am coopération ak dëkk adduna bi yëpp comme ni dëkk adduna yëpp soxla Sénégal noonu la Sénégal soxla dëkk yi yàlla def président Macky Sall xaalis ba ñu joxoon Sénégal lebal ko Sénégal mu def ci lu mucc ayib ci mbéy mi ci éducation bi ci assainissement ci lépp lu aajo woon ci koom-koom ak kaaraange ci Sénégal loolu ñooñu di wax ñoo la ko gën a xam ndaxte biñ fi nekkee ñoom jamono Abdoulaye Wade 100 milliards la ñu jëloon mooy waa PDS Karim Wade ak waa PDS ñu fiy bàkku tey ñëpp dem def ko ci festival fecc ak naan sàngara ak caaxaan ci hôtel yi 100 milliards yooyu ana ñu président Macky Sall du jël sax 1 million di ko def ci fecc mais ñoom tey ñooy taxaw ñu naan war ñu woon lebal Sénégal buñ ko joxee xaalis boobu noonu maanaam mënuñ ko fay wala dafa am fu ñu koy dugal fa nga xamante ne dañoo bëgg a leb maanaam jaay Sénégal loolu du dëgg. coopération lan la tey kan moo mën a nekk sa dëkk nga ne doo jéggaani lu tax ñooñu noonu nekk bitim réew ku mel ni journaliste yooyu ngeen di dégg nekk foofu ci États-Unis waaw maa ngi lay déglu waaw journaliste boobu noonu nekk foofu noonu ngeen gën ko xam mu nekk le plus grand diffamateur de ces dernières années lan lay uti États-Unis lu tax toogul Sénégal yëmbal mu liggéey fa wala mu toog Kaolack liggéey fa wala mu toog Thiès mu liggéey fa wala mu toog Dakar mais tey dañuy jël seen avion ut seen visa seen passeport ut visa dem ci bitim réew di jàng seen doom yi di fa jàng su paree ñu ne non waruñu jéggaani dara dañoo war a am lépp Sénégal warul leb warul def dara warul coopération même Amérique dafay leb France dafay leb amul dëkk bu dul leb ci àdduna bi leb mooy lan mooy da ngay dem uti ay finance ñëw suqali sa dëkk président Macky Sall foofu la jëlee woon Sénégal ba mu laajee financement plan Sénégal émergent phase 2 bi mu laajoon lu toll ci 2800 milliards lu tegal gars yi ne ko lii dafa tuuti parce que yow sa ambition ëpp na lii 3 fois ñu jox ko 7000 milliards et poussière mu tax biiru opposition bi daw ñu tiit ñu jaaxle parce que liñ daan wax ci droit de l'homme liñ daan wax lépp di sos di fen tubaab bi ne la ñun ñoo leen gën a xam économie ñun ñoo yore finance mondiale bi li ngeen di wax ci Sénégal du dëgg parce que Sénégal tey bokkatul ci pays ndóol yi président Macky Sall moo tax Sénégal jóge ci pays ndóol yi mu dem ci pays yi gën a am xaalis pays yu gën a émergent dama bëgg a laaj sénégalais yi ñuy déglu ca États-Unis ca Europe ca Afrique lan moo gën a jekk loolu lan moo gën a rafet ñu ne yow sa der dafa set yow gor nga yow ku la lebal da ngay fay yow liggéeykat nga sàcc moom mën na wax ne lii buñ ko jëlee dañ koy sàcc parce que ku am habitude di sàcc da ngay yaakaar ñëpp sàcc lañ xam nga 138 milliards Karim Wade tëdd ci sàcc ko dem nekk Qatar taxaw déggul sax olof kooku bu taxawee mën a ñëw Sénégal warut am financement ça fait rire les Sénégalais c'est honteux dafa ruslu parce que ñun dañoo am gàcce ci opposition Sénégal jamono jii nii dañoo yaakaar ñoom dañuy am plan wax ñu firiñ jamono Sénégal wante maa ngi leen di béñal ci yàlla ne opposition Sénégal muul sax mënuñ ko tabax dafa am ñoo xam ne tey dañ leen fay xaalis bu bëri ñu nekk ci États-Unis mooy journaliste boobu bëgguma sax tudd seen tur ñu ngi foofu ci États-Unis
tey lañ fa nekkee fen ak sos noonu ngeen koy noonu laa koy waxee parce que c'est des menteurs des diffamateurs à vie lenn nag maa ngi leen koy waxal ñun ñu ngi Sénégal fii ñëwoon nañ fi fekkee si investiture président Macky Sall dafa def benn mobilisation bi nga xamante ne loolu am na ñoo xam ne sa keroog dañoo ragale seetaan télé dañoo coupé courant seen kër ñoom ñoo ko tey parce que ñu ne bëgguñ ko seetaan mais président Macky Sall dafa am loo xamante ne ñu nekk Dakar xamuñ ko parce que boo nekkee Dakar di yeewoo Pikine nga yeewoo Grand Yoff wala nga yeewoo waxuma la Thiaroye da nga yaakaar na Sénégal foofu la yem Sénégal Fouta ci la bokk Saloum ci la bokk Bundu ci la bokk Jolof ci la bokk diaspora bi ci la bokk te dañ leen duma yu métti ci parrainage bi am na ñoo xam ne amuñu parrainage dañoo am gàcce ñu bàyyi ñu ne ñun dañoo bàyyi parce que dañoo war a def benn coalition ba quelle coalition c'est honteux parrainage mais Malick foofu mën nga ñu leeral point boobu surtout c'est très important mooy parrainage bi au départ gis nañu plus de 101 partis demoon nañu uti document pour bokk ci parrainage bi mais au retour ba léegi defe naa 11 partis rek ñoo dellu si ne am nañu parrainage mais ñi ci des ñi fa lañ nekk. dama la bëgg a xamal benn mbir yéen a ngi fàtte référendum bu fi amoon. bi ñuy def référendum ci la ñu dugaloon loi de parrainage. ci la ñu waxoon ne diaspora bi war na nekk région mais yéen na ngeen fàttaliku bu baax a baax opposition bi ñi fi nekk tey di coow di fen yëpp ñoom ñoo waxoon ne maanaam diaspora warul nekk 15e province. yéen a ngi ko fàttaliku. 15e région président dafa bëgg a créer diaspora 15e province su ko créé dafay nax sénégalais yi maanaam Sénégal diaspora bi mérité wul am 12 députés bu ñu defee ay députés dañoo yokk ay dépenses mais tey opposition bi ñoom ñooy ñëw États-Unis ñoom Italie di seet si diaspora bi qu'est-ce qu'il faut là-bas. ça veut dire que gëmuñu dara dañuy wàcc ba pare ñu lekk li ñu wàccoon maa ngi lay gëmloo benn mbir di la expliquer naan parrainage bi ki ko def sénégalais yi ñoo ko imposé parce que ñoo ko validé au référendum mais président Macky Sall dafa xam ne opposition bi ay cuune la ñu dafa am ci ñoom ñu sàcc xaalis bu bëri ñu ngi ko denc bëggoon nag bu ñu waxee président da nga génne say milliards tey am nekk milliardaire taxut a nekk nit président Sénégal taxut a nekk candidat Abdoul Mbaye xam na ko bu baax lu may wax kon ay bojo yooyu noonu taxawu ñuy wax guddeeg bëccëg lenn moo leen dese li leen dese mooy ñu dem toog seen kër seetaan télé xam ne président Macky Sall il a accumulé des millions de parrainages parce que sénégalais yi seen bopp ñoo bañ a jox opposition bi ay parrainage parce que dañoo xam ne ñii ay cuune koo xam ne mënut a yor sa kër mënoo am sa quartier defoo fa dara robinet sax defoo ko sa koñ tabaxoo ci dëkk bi sa dëkk fa nga dëkk amoo teen am na ñoo xam ne seen dëkk sax gëj nañ fa ëpp na 20 ans bu ñu géej seen dëkk ci opposition bi ñooñu fan la ñu mën a amee parrainage lan moo tax sénégalais yi parrainé wuñu opposition nañu ko war a parrainé parce que dañoo gis ne ñenn ñoom dañoo def parce que Idriss Seck moom kooku moom bopp bi nekkatu fi Ousmane Sonko xale bu ndaw dafa yeewu barka démb maanaam mu ngi mel ni xale buy jàng dox day làmbatu day mbëkk miir daal di mbëkk ay chaise ñeneen ñi c'est des rancuniers ñeneen ñi seen xol dafa bon parce que dañoo sàcc loi topp leen ñu daw ñeneen ñi ñu ngi fii xam nañ bu baax a baax ne il ne représente absolument rien au Sénégal dans le Sénégal parrainage bi dañuy mën a économiser énergie économiser xaalis économiser temps su fekkee amutoon parrainage dinañ am 100 candidats da ngeen di ñëw keroog da ngeen gis 100 listes kan moo mën a voter ak 100 listes nit ñi te bu ñu waxee ñu la parrainage dëkk yu mag yëpp dañ koy def moo tax président Macky Sall dama ne li mu def ci diggante 2012 ak léegi benn président musu ko xalaat benn président musu ko def dama lay jox benn tegtal Baboy ak femme yéen a ngi may déglu président nee na moom moo ko wax bu mu jàkkaarloo ak bailleur de fonds yi audio yaa ngi fi vidéo yaa ngi fi nee na man maay premier président sénégalais bu def déclaration de patrimoine bi ma faloo wala bi ma falowul lu tax dafa ñeme li muy def gis nga ab sàcc boo ko ne kaay wax ñaata nga am du la ko wax daf lay wax ne lu tax nga ma koy laaj ñoom ñi fiy wax dañu def déclaration de patrimoine am na ci ñoo xam ne si ñoom ay raytetu nit lañu dañ doon def ay sarax ay sacrifice di sangoo deret di tuur deret pour nekk nguur yàlla sori na loolu président Macky Sall ci bépp anam kenn mosul dégg président Macky Sall jël lenn lu lënt wax ko ci nit ñi barke Demba Ndiaye demoon nañu inauguré Ila Touba maam borom Touba moom moo garanti ne képp ku def lu rëy Touba képp ku xidma ci Touba nga xidma mooy nga jël sa alal wala nga jël sa xam-xam nga jëfee ko ci biir Touba nga def ko ci sa ñax wala nga am yéene bu baax ci biir Touba di nga am lu rëy yàlla dina la fay lu ëpp la nga fa def yàlla dina ko fuulal
loolu moo tax yéene bi président am kese moo tax waa Touba kontaan xalif bi ñaanal ko léegi nag dafa am ay détails xam nga tey boo toggee ceeb ba mu ñor nga yekk ko nga def ko ci benn bool bu rafet nga indi raxasu benn waay ni la de benn doomu lingom moo nekk ci ceeb waroon nga ci def benn doomu lingom xam nga ne kooku mooy dafa xiif téeméeru at lekkul dafa gis ceeb dafa jaawale ceeb bi sax day yaakaar sax maaf lañ togg comme ñoom amuñu habitude gis ay genre autoroute yooyu noonu dañoo yaakaar loolu Europe lañ ko mën a amee ñu gis Ila Touba bi amatul lenn li ñuy wax fen moo leen dese te ñooñu ñëpp opposition bi bu ñuy dem Touba ci foofu la ñuy jaar man nag dama leen bëgg a wax ne ba ngeen dem Touba na ngeen jaar ci jaww ji wala ngeen jaar ci suufu pont si suufu kii bi autoroute bi parce que vous n'avez pas le choix amul lenn lu gën a bon mooy nga gis lu bon nga ne lu baax nga gis lu baax nga ne lu bon la loolu bokk na ci iñaan bokk na ñàkk nekk jullit bokk nekk ñàkk gëm yàlla parce que yàlla nee na ku santul doomu aadama dooma sant yàlla mooy may nguur yàlla mooy cërale président Macky Sall dafa waroon fekkee li yàlla jaarale autoroute Ila Touba ci loxom te président Macky Sall insha allahu rabbi aéroport international bu Touba moom moo koy def te su ko defee war na koo def parce que nekkul da koo def parce que dafa am prétention mais Touba dafa nekk tey une ville mondiale. Absolument. ville bi nga xamante ne na adduna bi yëpp ñoo fay ñëw jullit yëpp dafa ñëw. mu nekk un patrimoine historique mu nekk un patrimoine culturel islamique pour l'humanité. te Ila Touba dama ne nekkul que c'est Ila Touba mais Ila Touba Ila Fouta tey booy dem Fouta da ngay jaar Ila Touba foo doon def 7 heures de temps di nga fa def 4 heures de temps moo tax opposition bi dañoo yab Sénégalais yi dañoo yab waa Fouta maa ngi leen di wax nag waa Fouta yéen a yore seen carte opposition bi nee nañu Ila Touba baaxul Ila Touba amul njëriñ won leen ne Ila Touba am na njëriñ su bés baa ngeen voté ngeen sanctionné leen lourdement président Macky Sall gagné foofu noonu 100% waxuma la 90% parce que ay cuune lañu amuñu programme seen programme mooy taxaw ci télé yi dem ci boîte di fecc di naan sangara nekk ci àll bi di taxawaalu président Macky Sall du franc àll lu mu am Sénégal la koy indi fii la jànge fii la màgge fii la takkee jabar amul jabar tubaab moom jabaru africaine la am c'est un Sénégal dans tous les sens ana ñi doon wax ne jabaru nit ku ñuul jigéen ju ñuul du fanaan palais ay tubaab ñoo fay fanaan wala ay ñeneen ñoo fay fanaan président ñee ne wane ne gëm sa bopp moo fi am ñun dañoo gëm suñu Sénégal la ñu am te Sénégal képp ku fi bëgg a yee fitna yàlla yee fitna fa nga nekk yàlla suul la yàlla jeex ci yow ci man ci li nga xalaat yàlla na ko yàlla delloo di wax ne soxna Fama Kébé maa ngi leen di xamal benn mbir ka nekkul Sénégal ak ka nekk Sénégal dafa mel ni picc ma nekk ca kaw di seen ay immeuble wala ay étage picc ma xeeb na immeuble mais boo ñëwoon Sénégal tey nga xam ne président Macky Sall c'est un visionnaire terre bi soo demee soo gisee chantier terre bi nga xam ne c'est une réalité Dakar est en chantier na nga xool autoroute côtière bi tey rek jaar naa ci autoroute côtière bi autoroute bi loger la côte là war na ba Saint-Louis mais quel beau ouvrage mais quelle prouesse mais boo fa jaaree sa yaram dafay daw parce que da ngay yaakaar ne tu n'es pas au Sénégal soo jógee soo génnee Dakar nga jëm côté Malicounda nga jëm ba côté Keur Massar nga gis côté Jaaxaay yooyu nga gis yoon yi nga gis li nga xamante ne président liggéey na ko diggante Dakar nga jëm Mbour Kaolack ba côté Fatick ba côté Kaolack ba côté Gambie nga gis yoon yi mu def nga xam ne kii du cuune kii lan la mënee kii dafa bëgg Sénégal son amour profond pour le Sénégal loolu mooy secret son secret c'est pas de la diffamation c'est pas le mensonge président il est dans tous ses sens mais tey nag maa ngi xamal benn mbir xam nga kuy bàkku di dem ci làmb te nga xam ne boo yegsee dañu lay duma kooku su yeboo nga dëpp opposition bi xam nañ ne dañ leen di duma au premier tour balaa midi diaspora bi laay wax diaspora bi ñun xam ngeen ne ñun xëjuñ ci opposition cooli xam nga ne Idrissa Seck wala ñenn ñi ñoo gën a xam ne am na foo xam ne ñemuñ fa teg tànk Afrique centrale dafa am leader opposition ñu may dégg dañoo bind ay lettres bind ko ay président de communauté dañoo bëgg ngeen parrainé ñu leen ca biti ñun kenn la ñuy parrainé mooy le président Macky Sall kenn la ñuy waxal mooy président Macky Sall nous n'avons pas un autre interlocuteur en dehors du président Macky Sall parmi ces opposants ñu ngi may dégg bu baax am na ñoo xam ne tey foog naa am na ko muy jël ci ligne bi waaw Malick continue bëggoon naa leen wax rek benn mbir soxna Fama Kébé
Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ne tey dañuy dund li nga xamante moom mooy laïcité. yàlla def na ne fii ak suba ngeen gis 24 décembre ñëpp fêtandoo ko ci jàmm. wante président Macky Sall bi mu ñëwee loolu la xam yemale sénégalais yi ci yemale bi dafa jël kër diine bu nekk def fa lu mu fa war a def gis nga ni mu defee Ila Touba soo demee ci yeneen kër diine yi noonu la fa defee teranga am aussi yeneen xéwal yi nga xamante ne bëgg na ko def sénégalais yi mais lenn rek laa bëgg xam waxal sénégalais yi chance yàlla moo koy maye wërsëg yàlla moo koy jox doomu aadama bi. dëggantaan bu ñu waxee suñu aqulay taala xam nga ne tey le débat ne se pose pas au niveau des infrastructures. le débat ne se pose pas au niveau de vie des Sénégalais. le débat ne se pose pas sur l'économie sénégalaise parce que ku xam économie xam le Sénégal a fait des réformes extraordinaires dans l'économie et dans son administration. le débat xam nga fan la posé wu. tey dafa xam nga sàcc buñ ko waxee ne oto bëri ay milliards ñoo ci nekk. dafay dem uti ay marteau uti pour ñëw dajji camion ba. tey problème Sénégal mooy pétrole bi. pétrole bi ngeen di dégg. ne Sénégal am na ay réserves yi nga xamante ne. Malick balaa ñu ñëw ci pétrole bi may ma benn intervenant ngi nii rek kenn rek ku bëgg participer tuuti allo salaamaaleykum. maa ngi lay déglu Baboy. allo. waaw bisimilah yaa ngi ci rajo ak Malick bisimilah. ma ne waa ji li mu wax yëpp dëgg la man bi ma jëlee ko Sénégal léegi Sénégal bi nekk boo demee doo jàpp ne fii Sénégal da nga jàpp ne yaa ngi États-Unis wala yaa ngi Europe. Sénégal lépp lu mu la wax rek bàyyi na ko lu ko passé. waaye opposition bi bàyyi leen rek seen xol da tàng rek. bu soobee yàlla maanaam nan dem ba élection yi bu soobee yàlla waa ji balaa moom midi sax dafa 11h balaa 11h ñu xam ne Macky gañe na leen. Sénégal yi deful nan bàyyi leen et puis coow la ngaa dégg fii États-Unis. boo demee Sénégal doo dégg sax yooyu man loolu man moo ma jaaxal fii États-Unis. ñoom ñi ngi mel ni fi nekk benn xaw ma daal man et puis ñuy wax ne ñu bëri demoon Sénégal. waaw ñu bëri ba nga gisee Sénégal xamuñ kañ la xamuñ dara Sénégal dañuy coow rek. waaw waaye Macky moom li mu def Sénégal amul benn président Sénégal boo xam ne nii man bi ma juddoo léegi gis naa mu def ko lu ko mel. waaw wéen boobu mu doon wax ak oto bi beeg foo mën a dem ba si àll bi sax dañ gis seen bopp ci Macky. waaw ba si àll bi sax dañ gis seen bopp ci gouvernement Macky macha allah. yal na yàlla dimbale ji rek maanaam mu amaat deuxième mandat. amiin yàlla ko merci beaucoup. yàlla dina ko def incha allah. donc yàlla gaay kenn du def lu baax yàlla fayal la sabaan. voilà merci beaucoup donc Malick tey ligne bi rek nga may ñu 2 minutes rek dañuy jéggi temps heure bi rek après ñu ñëwaat ci yow nii quoi dégg nga ne coupez pas. bul couper. Un bonheur et une prospérité pour toute la communauté des musulmans. amul fu mu yem di ko teg ci loxo yu tedd heure bi Malick dañ doon jéggi heure bi Malick dañoo bëggoon nag boo ñëwaatee nag xam naa ne léegi sonn nga waaye dafa am loo xam ne bëgguñu nga dem te laajuñu la ko bëggoon nañ nag vraiment ñu laaj la yéen a ngi foofu ci Sénégal yéen waa diaspora bi pour ngeen def fo benn caravane foog naa ne am na lu ngeen ci commencé yow yaa gën a ci yow la gën a leer pour nga wax ko nit ñi ba pare dañu foog naa ne da ngeen a préparé ak ñeneen ñi nga xam ne ñëpp a ngi nekk Sénégal di xaar comme opposition bi nee nañ dañu def 1 million marche foog naa ne dinañ taxaw tamit ñu def manifestation contre manifestation ñoom tamit daal di taxaw suñu président yaakaar naa ne dootuñu nangooti kenn laal ko loolu moom
bëgg naa nga wax ci tuuti bala ngaa dem duñ ko nangu loolu moom xam nga ne dootul am bu dee rek yëkkati président si biir palais loolu yomb na wax waaye foog naa ne du yomb jëf kon nag maa ngi lay bàyyi nga sànni sa kàddu. soxna Fama dama leen na même ten personnes duñ def marche fukk ñu sax duñ def marche dama la bëgg a wax d'abord balaa may ñëw ci caravane bi ak li nga wax ci 1 million marche bi ma wax la d'abord ne pétrole Sénégal xam nañ ne fi ak àddina ball gaz bi président demoon na barke démb demoon Mauritanie pour ñu parachever li nga xam ne moom mooy les accords gaziers ci Sénégal ak Mauritanie bokk ko ñu war ko seddoo ci ay anam yu leer président Macky Sall loolu ci leadership am la ko nangu yàlla def mu dox jàmm ci diggante Sénégal ak Mauritanie ña nga xamante ne barke démb ñoom ñoo seddoo woon suuf Sénégal jël titre foncier Sénégal yëpp seddoo ko Dakar ñoom ñoo ko jënd seen i kër kese ñoo fa nekk tey ñoom jàpp nañ ne pétrole boobu su ñëwee dañ koy war a seddoo encore jël la ca desoon ci Sénégal sàcc ko dem denjar ko bitim réew dem toog bitim réew di fa def ay retraite ñoom ñëpp ñu ngi bitim réew seen doom ñu ngi bitim réew ña fiy wax tey génn leen ngeen marche seen doom yi ñu ngi jàng Canada ñu ngi jàng France ñu ngi jàng Belgique ñu ngi jàng Maroc ñu ngi jàng États-Unis yéen ndaw ñi nga xamante ne yéen a nekk Sénégal yéen laay waxal gis nga nit du la ëpp doole ba pare mu ëpp la fulla nit du la sàcc ba pare mu lay jox des leçons de morale na ngeen jàpp président ñëw na àndoog yéen pour yóbbu leen fu benn président musul yóbbu ay jeunes am nañ tey ay filières yu bees ci njàng muy les métiers du pétrole dañ daan fay ay millions di dem Iran di fa jàngi wala États-Unis di jàng wala France di jàng les métiers du pétrole tey école bi ñëw na ko def kan lañ ko defal xam naa ne defaluñ ko Malick Diagne defaluñ ko Soxna Fama defaluñ ko Baboy parce que ñooñu macha allah ñu ngi nekk di yëngu ci beneen anam yéen ndaw ñi lañ ko defal suñuy doom suñuy jarbaat ak suñuy rakk kon su ay nit toogee taxaw télé ngeen wóor leen ne seen kër yi ñu fa nekk sax ma ne seen xaje sax yóbbu nañ leen bitim réew ñu taxaw ñu ne leen kaay leen ñu dem ñu marche kaay leen ñu dem ñu toj ay tëli na ngeen bañ na ngeen xam ne ñooñu dañ leen bëgg a utiliser dañ leen bëgg a use pour ñu am li ñu bëgg mooy yee fitna Sénégal bu leen ko nangu. Vous êtes une jeunesse saine fii ak at yu néew benn xale dootul taxawàllu ci Sénégal te tey xam ngeen ne Sénégal li ñu lay wax mooy que ne ñu ngi ut liggéey wante am nañu ay diplôme ça veut dire que njàng bi président dafa am fu mu ko yóbbu ci loolu lay waxee caravane de la diaspora dafa am lu ñuy wax convergence banlieue diaspora ñu am fi benn kuréel bu tudd convergence banlieue ñoo fi nekkoon depuis 2007 baliser le terrain àndoo ak président jamono jooju bu mu méttee ba président am nguur diaspora fekkee woon ñu defoon benn caravane jamono jooju mu nekkoon une caravane de succès caravane boobu moom la ñu reproduire tey ñu ngi nekkoon Guédiawaye ñu ngi nekkoon Jaxaay 1 ak Grand Yoff soo ñëwee ba ci hôpital CTO bi CTO fu mu jàkkaarloo mooy maanaam le parti Ligue démocratique sénégalais seen permanence foofu la ñu defee meeting bi ñu ko doon def mooy l'association des mouvements et regroupements des femmes de la Casamance de tout le Sénégal ak la convergence banlieue ak diaspora man je faisais partie des animateurs mbooloo bu mucc ayib moo fa ñëw ay doomu aadama yu bëri ñëw uy si ñu wax ak ñoom ndaw ñi wax nañ fa la nga xamante ne dégg nañ ko ñu ne ñoom ils sont prêts pour voter le président Macky Sall parce que président li mu def Casamance ci njàng mi ci yoon yi ci jàmm gi la paix ñu ne benn président mosu koo liggéey ñoom waa Casamance ñoo ko wax jigéen ñi nee nañu tey ñoom li leen gën a neex ci nguuru président Macky Sall leen rek la mooy jàmm ji mu delloo Casamance waxuma la nag progrès yi mu def dans l'agriculture dans la vallée de l'Anambé mais nag ku nekk 20 ans 25 ans bitim réew xamoo doo sax seetaan télévision Sénégal doo seetaan TFM doo seetaan yeneen télé yi tey boo ñëwoon caaro yi da ngay réer da ngay nekk ngaaka da ngay yaakaar ne yow yaa ngi ci àll ba parce que da nga fekk changement xale bu ndaw xale 2 ans moo leen a grand jaar fi du fii soo jëlee autoroute à péage bi soo moytu da ngay réer parce que da nga jàppoon amul le Sénégal a changé caravane boobu noonu demoon nañu Guédiawaye demoon nañu Nimzatt Wakhinane demoon nañ caaro yi def nañu toute la banlieue ñu dem fa xam nga dañoo waxoon ne kenn ñemul def meeting Grand Yoff yéen a ngi fàttaliku ñu ne Grand Yoff fiefu Khalifa Sall tey def nañ fa meeting ñun man
dañoo yor suñuy cap sol yëre président Macky Sall taxaw fa def meeting def ay haut-parleur wax ak waa Grand Yoff ne leen nag mbir mi ci ngeen ko foog du kooku ñooñu ils n'ont rien dans le ventre ay sàcc kenn du leen dénk ko nga alalu Sénégal ku sàcc nekk kaso naan la na ngeen ma woteel xanaa kooku moom dafa jàpp ñun dañ ñoo voté soleil wala ñun duñu ay sénégalais wala ñoom ñooñu gën a nekk ay sénégalais mbir mi da ngeen di seetlu bu baax li gars yi di wax koo xam ne mu ngi Qatar mu ngi arab la nekkul Sénégal kooku naka la mën a fen nañu fen ba à la fin sénégalais si dañoo wax ne mais waa PDS ñoo mën a fen Karim Wade dina ñëw tey dina ñëw suba dina ñëw ëllëg wax nañ ko 1050 fois dina ñëw te ñëwul kan moo ko teree ñëw président Macky Sall ne Wade kenn teree ko noonu su ko neexoon tey mu ñëw wante bu ñëwee na xam ne ñaari choix mu am mu fay suñu 138 milliards wala mu fanaan Rebeuss loolu mooy mën a am comme nag tapet la bu xam la daw na ba pare sàcc na ñëmul ñëwaat Sénégal mu ngi use moyen sénégalais yi damay ñëw Karim jet privé bagage am xoolal ñu ne dañu fi waxoon ne bagage Karim Wade ñëw na déjà maanaam Karim a envoyé ses bagages moom xanaa loolu mooy tapet yow boo tukki sa bagage yéenay ànd mais nga yónnee ses bagages d'abord accompagné ça nous fait rire Malick il faut que ma wax la président Macky Sall doguma la bi mu demee ci Ila Touba bi di ko inauguré dégg naa ko mu wax ne dafa am ñi nga xam ne ñoo liggéey Ila Touba ak chinois yi foog naa ne employé na ay sénégalais doomu sénégalais waxoon na nombre bi dama ko fàtte mais bëggoon naa ko jël mu wax ne ay sénégalais yoo xam ne mu wax tamit liñ leen fay ci Ila Touba bi ci liggéey bi ñu def ci ay millions yi nga xam ne fay nañ ay milliards yi nga xam ne fay nañ ko doomu sénégalais yi xam nga kooku mooy bëgg jeunesse bi am liggéey mu dellu encore ne kii autoroute péage bi ñi ci liggéey après waa ay sénégalais lay doon donc kooku foog naa ne mi ngi employé foog naa tamit aviation yi mu fi indi tamit yaakaar naa ne pilote yi dañ leen yóbbu bitim réew ñu kii léegi xam naa ne dañu bëgg nga répondre foofu ñu bàyyi la dugal Fama Kébé mën naa ànd ak yéen ba suba may wax ci président Macky Sall yàlla xam ne émission bi su nekkoon 6h30 dinaa dérouler 6h30 te li may wax fekk dugg ba sa introduction bi dama la bëgg a wax soxna Fama yéen ñëpp xam ngeen ne amul benn société ci àdduna bi buy ñëw liggéey benn mbir fekk amul lu ñuy wax la sous-traitance xam ngeen loolu benn compagnie bu ñëwee di def maanaam lu ñuy wax forage de pétrole xam ngeen ne Sénégal ñun amuñu tey moyen pour def forage pétrole ci offshore ci biir géej gi wante bu ñu ñëwee dañuy ut ay sénégalais ñoo xamante ne ñoom la ñuy liggéeyal ñoom ñooy fournir le matériel xam ngeen ne quand même bu ñuy tabax autoroute ciment bi fii lañ koy jëndee ndox mi ndoxu Sénégal la béton Sénégal la ouvrage bi li ñuy defee lépp la nga xamante ne mooy le décor ak ña cay liggéey carburant bi taxi yi loolu yëpp fii lañ koy fekk fii lañ koy jëlee dañ koy jéggaani am na loo xam ne dañ koy jéggaani mu ngi mel ni nga tabax sa kër ba pare nga dem jëndi ay fauteuils yu bees nga dem jëndi ko Europe nga indi ko wala nga dem jëndi matériel nga indi ko wante kër ga nga tabax ña ko tabax suuf sa béton ba ña ko coulé ña ko peinture ñooñu c'est des sénégalais dama bëgg wax benn mbir ngeen dégg bu baax a baax fa may waxee dafa am ñoo xam ne tey ñoom c'est des xénophobes dañoo bañ gan la ñuy reproché tubaab yi naan tubaab yi dañoo raciste dafa am sénégalais yoo xam ne dañoo xénophobe seen xénophobie nag rek yeggul sax jàmm gën parce que c'est une xénophobie qui n'a pas de nom c'est une xénophobie de la honte parce que dama wax ne Afrique centrale am na fa benn société bu ñuy wax Dark Security moom mooy la plus grande société d'escorte de fonds ci en Afrique centrale sénégalais moo ko moom Abdoul Karim la tudd day employé des milliers et des milliers d'Africains foofu noonu fa mu nekk mais sénégalais mais kenn mosu ko wax ne lu tax nga jóge Sénégal nga ubbi société bi foofu noonu kon tey bu ay société ñëw di liggéey Sénégal lu tax ñuy gis société yi lu tax gisuñu njëriñu Sénégal te tey boo ñëwee ci autoroute à péage bi sànq rek jaar naa fa ña fay liggéey c'est des Africains tey ñi kii def le petit commerce day ñëw ci autopéage bi taxaw foofu noonu di jaay dafay jaay ça marche il nourrit sa famille mais dama leen ne ñooñu ñëpp ñu lay wax ne autoroute à péage bi baaxul suñuy jaar ci autoroute à péage bi ils ont des cylindrées de 100 millions de 20 millions de 50 millions de 60 millions ay oto yooyu la ñuy war ñoom kon loolu ki nga xamante ne mu ngi nekk ci àll bi yore charrette fas wala yore charrette voiture nga taxaw nga koy wax autoroute baaxul kooku moom dalay wax ne yow da ngaa dof
man ndox laa soxla président indil na ma ndox indil na ma courant sama dëkk. loolu mooy wax ji. Ila Touba lenn mën naa leen ko wax ma résumé ko. président Macky Sall def na ko Sénégalais yi kontaan nañu. il a respecté ses engagements xalif bi ñaanal na ko déglu ngeen yéen ñëpp discours Serigne Bass Abdoul Khadr Mbacké. taalibe yi dox jëfe nañ digal ñu leen di jaajëfal ñëpp kontaan nañ. Touba président Macky Sall moom moo ëpp cër opposition bi ci biir Touba tey. démb sax parce que ñooñu di wax noonu am na ñoo xam ne gëmuñ Serigne. bëgguñ Serigne. Touba nekkul un fonds politique président Macky Sall demul Touba pour politique la ko boole ak xalif bi kóllëram la kilifaam la président dafa fonkoon te dégg ngeen ba muy def discours ndeysaan mu ne mu ngi fàttaliku xalif bi fi nekkoon te mu nelaw te mbébétam nekkoon na ci lii mu ñaan pour autoroute bi yàlla def ci jàmm autoroute bi yàgg na tey kon président dafa xalaat sax xalif Mame Sidi Makhtar Mbacké loolu mooy kóllëre loolu mooy reconnaissance kon loolu képp ku ci yëkkati baat bu ñaaw mooy que ne doo Sénégalais d'abord da nga iñaan ba pare yaa ngi fen Sénégalais yi ba pare da nga nekk ka nga xamante ne tey yow loolu bu ñu la ko joxoon xam naa yéene ko Touba feneen nga ko yéenee mais di wax ne alhamdulilahi rabbil alamina bi président Macky Sall yàlla jaar na ci moom autoroute Ila Touba. Soxna Fama dama la bëgg a wax benn mbir rek nga xam ne waxoon nañ ci barke Demba Ndiaye am na benn usine boo xamante ne ay ginnaaw kër lañ koy defaree ndox mi di ko jox Sénégalais ñu koy naan yéen a ngi fàttaliku. waaw suñuy journaliste investigateur bi nekk fii New York yi tànqal nañ ñi kooku daal moo ko fa waxoon yàgg fee wax. xaw ma naka ay dara mu nga moom la rek muy tuddee boppam journaliste investigateur. Malick demoon na ci panelam GF wax na ko fa. kooku lu mu leen wax. fenn la lu mu leen wax lu dul am na ñaari nopp. bu leen ko gëm. xam nañ ko. lu mu leen wax lu dul am na ñaari nopp su leen waxee am na ñaari nopp sax seet leen bu baax ndax benn nopp bi daggul. parce que c'est un diffamateur mu ngi may dégg xam na bu baax a baax ne fande reerewu ko dafa fande amul liggéey amul palto amul place parce que moom moo fi waxoon ne Sénégal dañ fay def ndoxu gannaaw ko dafay fen man maa ngi Dakar robinet bi léegi laa ko xelli dem naa fa fu mu doon wax c'est pas vrai c'est des mensonges comme ñooñu ñoo tey ñoo continuer di fen di wax Sénégalais yi loolu dëgg. c'est pas pour rien ñu dàq ko TFM. incompétence moo tax ñu dàq leen ba pare orgueil koo xamante dafa gis nga boo jàppee yaa gën a muus yaa gën a xam Sénégalais yi yàlla daf lay wane kii ne connaît rien prétention baaxul fen baaxul ngir yàlla nit ñi nañu bàyyi di sos baaxul nooy taxawee addu bi yëpp di la déglu nga ne Sénégal dañuy naan ndoxu ginnaaw kër yàlla nañu yàlla musal ci loolu vraiment loolu man je n'ai jamais compris à quel niveau nit mën a am animosité boobu noonu Baboy ak son ama c'est incroyable ñun buñu taxawee tey di la wax ci Ila Touba di la wax ci pétrole c'est spécialiste yu lépp lañu foo tourné ñu nga fa lu xew Sénégal ñu nga fa tey lépp am nañ ci xam-xam tey benn affaire benn mbir laa leen bëgg a wax ci li nga xamante ne moom mooy financement bi ñu jox Sénégal tey dañ lay indil ay termes naan la dette publique le PIB le pays machin pays wuñ fenn jànguñ tous xamuñ dara seen diplôme yi ñu am sax dañoo war a xool ndax diplôme yi am nañ ko sax am na ñoo xam ne c'est des diffamateurs c'est des vendeurs d'illusions. maa léegi ñi ngay wax nii de dañu tànkal nit ñi di indi xam-xam bi ñu indi nag yaakaar naa ne di ko gëmloo sénégalais yi nag foog naa ne seen xel la ñu yor di ko doxee te foog naa ne seen xel yi du lamb parce que am na ay magum jëmm ñoo fi nekk ñu am xel wax bu fekkee ne daanu na nopp yi koy déglu dina mën a dégg kon nag xam nañ ne li ñu wax dara du ci dëgg xam naa ne yow moom dañ lay indi émission bu nekk léegi da ngay dugg malgré da nga nekk ci campagne mais soxna Fama waaw dama la bëgg a wax benn mbir rek képp koo xamante ne yaa ngi nekk Sénégal nga nekk bitim réew fexeel ba nga ñëw vacances Sénégal fan yii balaa élection nga gis li xew Sénégal nga dem Thiès nga dem Kaolack nga dem Fatick nga dem Bundu nga dem Casamance nga dem Fouta nga dox biir Dakar ngir yàlla bu dee sax benn waxtu gëm naa ko ci yàlla loo jàppoon sa xol di nga ne man de dañ maa nax président Macky Sall mu ngi liggéey dëgg la parce que dafa am loo xam ne da nga koy dund à l'intérieur gis nga tey koo dajal taxi boo jël man damay jël taxi di déglu taxi naan kii du morom gaa démb la mujj taxi mu ne kii du morom gaa yi lii moo ko fi def soo ñëwee Géejawaay gëm naa ci yàlla di nga xam ne Aliou Sall góor la
Aliou Sall man doon tuuma li nga xam ne c'est un gentleman. Les infrastructures tey doo xam ne banlieue ak ville bi sooy dox biir Sénégal bu ñu la wax fii banlieue da ngay wax ne lan moo tax ñu fi ooy banlieue lan moo ñu tax ñu ooy fële ville président dafa ñëw yemale Sénégalais cette disparité da koo kase tey li gën a neex mooy nga gis un paysan mu dem àll ba béy ba ñibbisi mu ubbi robinet mu taal courant loolu président ma ko permettre tey amatul tey dëkk kaw maanaam communauté rurale ay commune la les gens sont autonomes les gens sont au-delà de ce qu'on imagine ils sont dans l'émergence déjà kon di wax ne en conclusion président Macky Sall sëriñ si ñaanal nañ ko tous les foyers religieux damay faral di tudd benn joyau mooy université Cheikh Ibrahima Niass bu Kaolack dama koy faral di tudd saa su ne loolu le président indi pour saafara définitivement solution pour les universités du Sénégal université Cheikh Anta Diop université Gaston Berger yooyu ñoo fi nekkoon référence maintenant président tey fexe na ba délocaliser ay yeneen université privée nit ñi war a jàng yeneen filière tey xam nga soo toogee tey nga nekkoon benn professeur wala benn journaliste bu mel ni Alioune Aidara yàggoon ci journal bi di wax loo xamul soo ñëwee xale yi léegi dañu lay wax les métiers du pétrole loolu la ñuy wax ay sciences yu bees la ñuy jàng ñoom filière yu bees donc ce président du xëccoo kenn deuxième mandat film bi joué nañ ko ba pare xam nga lan moo des seetaan film bi opposition bi ñoo la gën a xam président Macky Sall jàll na ba pare au premier tour parce que sénégalais yi faral nañ ko ba pare ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla sàmm ñu fete ko yéen ñi nga xamante ne yéen ngi taxaw di liggéey télé boobu noonu Soxna Fama Kébé Baboy ak ñëpp ñu ngeen àndool seen émission bi ñu ngi koy suivre partout ci Sénégal partout ci diaspora bi Mamadou Moustapha Fall Kri mu ngi leen di suivre mu ngi nekk fa ba ca Pire Zakaria Koulibaly mu ngi leen di suivre ca Canada Abdoul Moutalib Anne mu ngi leen di suivre Mamadou Abdoulaye Diop ca France mu ngi leen di suivre Aliou Ndaw Fall mu ngi leen di suivre Baro Lamine Kane mu ngi leen di suivre ñu ngi leen di wax ne tous les remparts les sentinelles du président ñu ngi leen di suivre seen liggéey bi xam ne le président mu ngi leen di suivre kon na ngeen continuer mu leen di déglu les bojo bojo nga xamante ne amuñ palk amuñ place amuñ dépense leen dese mooy fen te fen képp koy fen su yàggee fen bi moo lay lekk da nga dem ba nekkaat fen ba ruus très bien yàlla buñu yàlla boole ci ñooñu maa ngi leen di leen gërëm di leen wax ne maa ngi leen di jox dig daje incha allah rabbi beneen yoon ak beneen jamono ci yeneen encore li nga xamante ne waxaguma ko fi su ma ko fi waxoon xam naa émission bi di jeex moom toj nga émission bi moom bii di ñëw moom leneen ngay indi bii moom toj nga fi merci Malick donc ba beneen rek incha allah merci beaucoup remercier kontaan nañ trop vraiment sa participation bëggoon naa ngeen may ma rek ma gërëm tuuti waa États-Unis fan yii passé sama sëriñ ñëwoon na fa Cheikh Mouhamadou Mahi Cissé ibnu Cheikh Aliou Cissé muy Sédou Baye Niass ñëwoon na fa di porte parole bu Medina Baye ñëwoon na fan yi passé ci États-Unis defoon na fa tournée mu gis nañ accueil bi ñu ko accueillir ñu ngi leen di jaajëfal ci loolu noonu di la wax ne tamit Aliou Sall ñëwoon na fa ci gàmmuwaat bi mu ñëwoon fa ziare fa waa Medina fekkee naa ba mu ñëwee foofu noonu wax ju rafet jëm fi wax président moom moo ko yebaloon wante nag dafa am lu am solo keroog lu mu fa dégg ñaanal nañ président Macky Sall ñoom ñëpp. merci loolu dafa am solo. ñaanal nañ président Macky Sall te ñaan yooyu yëpp xam ngeen ne dina dal te dal na ba pare. incha allah maa ngi leen di nuyuwaat. amiin Malick amiin Malick kontaan nañ trop tey moom toj nga fi moom. merci beaucoup ñu ngi lay remercier bu baax a baax Malick Diagne. merci beaucoup. coordinateur. lam dole jam isa na ti président Sénégal Macky Coumba Cimbo na ti Macky Amadou Boudy na ti gorko mon duluma jitembe funebe na ti sukala ba juude bobo jam jamanu cegane kangena ngati rayonte mi wi ma Macky Coumba Cimbo sala falila wor say udara salaw bi fo de say ni fada malle malla walli dañu wone jingane malla jingane dañu wone malla jingani tampani alwani Macky Coumba Cimbo juma wala ko same Coumba Cimbo mi wi ma Macky sama da dañu ni tano be ganda dono dañama mi ma yalla ya wurta mo gunda mane wadi na foore mi naw mandulu ma ji demme fune be Macky Coumba Cimbo na won ma mi sadel
Fama Kébé maa ngi kilifa diine ci biir ligne bi donc kilifa diine ngi ci ligne bi mais avant ça nag kii xam naa ne bàkk bi moom yow yaa ko moom parce que lii la ñuy wax pekaan moom yéen a ko moom yi ñoo ko moom mais nag ki ma ko jox mooy Mamadou Ndiaye sama benn jarbaat bi nekk fii ci Harlem ñu koy wax aussi gaynde vraiment c'est vrai àndul ak président Macky Sall waaye lii tamit di ci gis boppam ndax te xam nga deret dafa fort. voilà loolu tax na mu ne kii foog ma yónnee ko grand babu yi. donc moo ma ko yónnee donc Mamadou Ndiaye te ñu koy wax gaynde dégg ko di koy dégg toujours ci rajo yi. donc moom moo ñu envoyé bi donc Mamadou Ndiaye yaa moom lii aussi ñu delloo la ko. waaw. lii moom xaaral ñu dugal kilifa diine après ñu bisimilah kilifa diine yaa ngi ci biir li remercier ci émission bi rek kontaan lool Fama ñu ngi lay gërëm bu baax a baax xam ni jàpp ngeen jàpp bu baax a baax ba pare indi ngeen ay borom xam-xam te toujours di ngeen toll di leen muñ rek te bàyyi kuy wax lu dul noonu ngeen ba ko ba ci kanam xam ne yàlla moom nëbbul deew bi ñu nekk lépp kontaan donc moo tax ma woote tey pour gën leen remercier te jàpp ci ngeen jàpp te ndegam nun amunuy doom amunu dara moom nan bàyyi rek ñoom ñi nga xam ne ñoo ay mag yi ñoo jur xale yi nañ xaar ko ca wote ko ba xam wante bu ñu dem ak ñoom fi duma nañ leen ci suñuy doom kese doom yi fi nekk wallaay dëgg waaye doomu jàmbaara jara tiitaroo loolu moom dëgg la moom yàlla jàppale amiin kilifa yow tamit ñu ngi kontaan si ma ne ko yow tamit ñu ngi kontaan si yow sa taxawaay merci Fama Idrissa Sy leen ci grand sir la kontaan nañ bismillah grand sir la tey bëgg nañ waaw tey moom bëgg nañ ma gën a kontaan na ngeen def waaw ça va na nga def ça va maa leen di nuyu Baboy maa ngi nuyu lay ziare si la bu baax a baax xam naa tey la ko yàlla tudd depuis rajo bi mu ba léegi maa ngi koy sabab mais sottiwul dëgg la alors vraiment di leen féliciter si initiative bi lu am solo la alors xam naa du gudd li may introduire nii rek peut-être xam naa ajjuma prochaine ñu continuer ko ci émission ba juste rek si affaire Paris bi yaa may dégg allo ñu ngi lay dégg bu baax voilà donc mais d'abord c'est vraiment Malick parce que Malick moom tey effectivement tey yaramam dafa tàng waaw waxtaanam am na solo torop kontaan nañ si donc wax na sànq ne réew àddina bi yëpp ñoom ñooy utiliser donc endettement pour alors c'est jaratul werante parce que gis ngeen audio boobu di circuler président Wade moom si boppam di wax ne crédit moom mooy doxal réew mooy foofu muy wax ne projet bi dafa ragal ne bu demee kenn du ko mën a yeggale def naa loolu moom mu ngi suñu ginnaaw alors donc li nga xam ne lii moom moo am mooy fi mu toll nii Malick mi ngi doon wax ne opposition bi nañu wuti programme président mooy un programme problème bi mooy ñoom effectivement comme amuñu leen lu ñu wax dañuy topp toujours si li ñuy def mais léegi nag li am mooy dañoo xaw a am problème parce que président dafa yokk vitesse am boo xoolee bi ñu jógee si Washington dem si Paris Millennium Challenge ñëw ñu ne ila Touba après mu jaar fa dem Ndar commencé déjà les projets de réhabilitation des aéroports ak lii nekk suñu kanam kenn xamul nu mu toll alors dañuy jànnaxe ce qui fait que actuellement ñoom ñu ngi sur la défensive ñu ngi sur la défensive xam lu ñuy wax Paris nag li fa am mooy leen lu ñu war a leeral kenn demu fa pour dem lebi y a pas eu de signature de prêt wala ay xaalis ñu fa génne c'est des engagements ay engagement la partenaires yi jël parce que am nañ confiance ci Sénégal engagement yooyu nag au fur et à mesure que ay projet Sénégal déroulé ko ñu xool projet yooyu fan lañ ko mën a régler foofu la ñu mën a xam nag lan lañ leen may ak lan lañ leen di lebal selon les banques ak yenn partenaires économiques yi donc ñiy wax ne président Macky Sall dafa nekk en fin de mandat warul dem di lebi xamuñu lu ñuy wax demuñu lebi kenn lebaluñu dañoo dem dajeeg les bailleurs dajeeg les partenaires ñu jël ay engagement ne mën nañu taxaw jàppale ñu mais engagement yooyu bu ñu koy jël ki nga xam ne ki moo leen ko demandé kooku mu nekk en fin de mandat ak début de mandat ça n'a aucune importance parce que de toute façon
amagul dara loo xam ne li taxaw na pour ñu war ko mën a financer. donc y' a pas encore d' engagement de prêt. yoo xam ni day nekk si baatu Sénégal wala ay baatu Afrique comme ni ñuy wax donc ay wax yu daan faral la ce qui fait que léegi ñoom daal nañu jàpp ne ils auront des problèmes yooyu mooy kon ne ñoom ba le 24 parce que effectivement Malick wax na da leen di dóor. da leen di dóor yu métti donc. Sylla dafa am li ñuy wax li opposition bi wax fii ñu ne que Macky Sall dafa demoon France pour préparer campagne yu 2019 bi te ñu xam ne que ce projet là deuxième phase PSE bi donc dañ ne 2019 2023 donc xaalis du dugg Sénégal. xaalis li leerte la dugg Sénégal avant 2019 diggante 2019 jëm 2023 defe naa boobu la xaalis bi dugg Sénégal mais lii ça n'a rien à voir avec les élections. ça n'a rien à voir. Paris la am Paris. am na fi amoon na fi. ça fait la 8e fois que effectivement gars yi dem jàkkaarloo. ça c'est des trucs périodiques yoo xam ni day am saa yu amee Sénégal day dem. le problème bi kay mooy te ñoom mënuñu ko nangu. Le Sénégal bénéficie de la confiance des partenaires économiques. Amérique wane na ko l'Europe wane na ko l'Afrique wane na ko fépp nga xoolal keroog kii baat bi li mu wax. Le Sénégal est bancable Macky Sall est bancable ko ñooñu kenn saxaru leen suukar pour ñu wax ko c'est la réalité. donc loolu jarul sax nit ñi di si sonn quoi li am solo daal mooy. nañu fexe continuer suñu liggéey xam ne actuellement nous avons effectivement l'initiative ñoom ils sont sur la défensive ils n'ont rien à dire amuñu au lieu que ñuy wax aux Sénégalais lan mooy seen projet de société ban projet de société la ñuy proposer nit ñi alors ñu ngi si ginnaaw Macky Sall léegi nag amatuñu temps sax ñoom yeggale seen i commentaire ak seen i réaction parce que bu ñu réagir balaa ñu pare alors président dem si leneen ñu nekk foofu di ngarti balaa loolu jeex mu dem si leneen donc actuellement il les dépasse ñoom ils sont à la traîne. waaye moom yéeg na ci avion bi de li xale bi jigéen bi waxoon. nañu toog nopp romb na leen. le Sénégal est sur une pointe de l'émergence. alors loolu nañ si sant suñu borom président su mu jëlee réew mi en 2012. ñëpp xam nañ ko. merci Sylla. bi mu jëlee réew mi tout c'est urgence. mu fexe ba redresser lépp. allo réew mi si yow donc nañu may suñu jàmm. ñun daal nañu ko suñu liggéey daal. allo waaw Baboy maa ngi lay jox rendez-vous vendredi ñu continuer loolu quoi. waaw nga duggaat beneen kay boo amee occasion grand Sylla parce que saa su nekk nag dañ ne. merci Sylla wax ji leer na merci encore une fois merci. jërëjëf sooy bu yaa ngi ci kaw ñu ngi lay nuyu. waaw Fama maa ngi leen di nuyu ak yaag Baboy vraiment suñu xol dafa seddu guy ci intervention bu Malick. waaye. non vraiment il a été très brillant quoi vraiment. waaye. président nag moo demee noonu wax ci moom dafay yomb trop. day yomb. dafay yomb wax ci moom dafay yomb. comme fii si la daanele rek. xam nga ñu bari démb maa ngi leen dégg ñuy wax affaire xaalis bi président dem toppati joon fële. ñu ne wàll dañu jox xaalis bi parce que xam nañu dañu am pétrole ak mais c'est de bonne guerre. absolument. parce que pétrole ak gaz moom la réew mi nekk ci àddina bi yëpp di ñaan. mais luñ koy dee duñ ko naan. duñ ko lekk duñ ko naan. duñ ko naan taxul ñu wut dañ pour ay projet de développement yu mën a financer moo tax. donc je crois que bu ñu amee pétrole ba ñu wóoruñu ba ñu jox xaalis mais kooku dañ ci sant yàlla rek. parce que dañ sant yàlla moom moo tax ñu pétrole bi génn. beneen bi mooy maa ngi dégg démb waaye comment dirais-je waa Atepa yi. lu nekk ñu koy jëm a peindre seen candidat boobu nga xamante ne moom. suuf bi nekkoon ci corniche ba yëpp moom moo daanaka moo ko lëbëjee. après il s'est retrouvé avec 300 milliards dans des comptes au Panama ba léegi kenn xamul xaalis boobu nu mu def. il n'a jamais rien fait pour le Sénégal. kon nañu may nit ñi jàmm te bàyyi kii liggéey tey wane preuve. merci beaucoup. merci Seydou ñu ngi lay bëggee mais nag Baboy dafa am lu xew semaine bi passé te bëgg nañ bala ñoo jëm ci président nag. ñu leeral diggante bii nii li fi xew. parce que dañu toog di wax rek boobu ba léegi. Macky Sall yi ndekete affaire yi dafa am ay deal kat Coura Macky nag dafa am lu mu indi. te bëgg naa nag na mbokk yëpp ubbi seen nopp te déglu lii ñoo ngi ñëw léegi ci élément bi daal di koy teg. ñu xam ne rek Coura Macky mooy jàmbaaru président Macky Sall fii ci Vegas. indi na fi nag benn élément dinañ ko jéem a teg léegi
Babou mën nga ko seet foofu après nag ñu ñëw tegal leen ko léegi ndax dafa am benn waay boo xam ne moom nee na dealer la dafay deal ak Kouramaki yaakaar naa nag wax ji bu mu soree ba sori Kouramaki enregistré na te enregistrement bi moom lañ bëgg a indi teg ko fi kon nag Babou téléphone ko décharge ji waaw léegi nag il faut que ñu ñëw daal di ci yow ma ne ko Tunkara waaw mi nga ko xam nga lan laa lay yëgal Tunkara yow dama la woo ba ma déggee nga wax Macky Sall lu ñaawle ak Sidi Lamine Niass dama la woon ne la Tunkara lii nga wax ni rafetul nga ni ma comme yow danga mer déglu rek ba ma pare soo bëggee waxtaan bi neex dañuy bàyyi affaire yu màgget yi parce que xam nga lu tax xam nga yow man tamit dama jóg pour xeexal la Pape Tall bi mu waxee ay waxam yu ñaaw man d'accord ma ci parce que xam naa ne Sénégalais ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay xam nañu ne affaire campagne bi yëpp business la léegi man ma xam li ma xam rek ne nañ buñ la laal parce que man xam naa ne jigéen nga buñ daan doole man lii ma def nii démb xaw ma ndax xam nga ci dara waaye léegi Macky Sall woo la yónnee la cek parce que man maa ko tey tudd sa tur ndax ñu xam ne yow liggéeykat nga man maa ko tey pour ñu xam ne yow gaynde APR nga yow rek yaa fi xeexal Macky Sall man li ma wax yëpp ay waxu saay-saay la man maa ko tey attaqué la noonu comme ça léegi ñoom ñu xam ne yow yaa ngi liggéeyal Macky Sall xam nga affaire bi business la nit boo nekkee nandite booy liggéey da ngay xam ki la bëgg ak ki la bëggul yow xam nga ne man duma la dóor ndax man sama sœur nga dama laa bëgg ci sama biir xol man damaa bëgg sama sœur yi sénégalais yi yëpp bañu ma ci kenn parce que wax dëgg yàlla jigéen bu jóg di def liggéeyam yow tey boo xoolee ni nga mel ci APR yow yaa ci gën a tuuti ngay jigéen benn góor ñemewul génn di wax dara ñoom ñëpp ñu ngi laqatu di la jël yow di la bumax ngay def donc man tamit ma tayteelu ma def loolu pour Macky Sall xam ne de ki fii jàkkaarloo ak Tunkara di xeex ak moom Kouramaki la tudd donc yow tamit da ngay ànd ak business bi rek continuer di ma attaqué man tamit may continuer di def yooyu rek xam nga sama yëbu saay yooyu bu dul dara waa APR xam ne yow mii de jàmbaaru APR nga yow xam nga ne loolu li ma fa wax yow xam nga Tunkara déggu man sax damaa dégg ci ay xaw man sax yëgaguma sax ne def nga vidéo parce que man bu ma xëyee su ma xëyee man damay def liste ak Uber su ma nekkee ci sama téléphone duma jël kenn ci àddina ndax man ci laay suturlu ci laay defal samay doom vidéo bu neex laa la defal ne waaw waxuma fi ay waxu caga waxuma fi dara ne ndaw sii daal moo fi nekkal Macky Sall xam nga voilà yéen góor yu ñàkk fayda yi nag ngeen toog fële def fu leen seen liggéey defal naa la vidéo bu baax yow li ma bëgg yow ngay continuer di attaquer rek man may continuer di la attaquer parce que loolu xam nga Koura ngay liggéey mais man damay bañ nit ñi wala xale yi di jàng ci ñun Tunkara man lii ngay wax ak man ak lii may wax ak yow dëgg la ci man yàlla ma tiim sama bàmmeel gis nga Assane bam fi nekkee di saaga doomu aadama yi nit ñi di ko apprécier tey bañ ko jàppee ndax dañ lay bàyyi ngay wax yu ëpp di wax yu ëpp mais bés bu mettee kenn du fi taxaw mais mën nañu politique mais saaga yi dafay ñaaw bëgguma loolu xam nga yow déglul ma wax la rek yow boo nekkee nandite war ngaa xam ne Tunkara du Assane man li ma jaaxal ci APR ba léegi yéen kenn defagu ci homework am xool Tunkara xam ne xale saraxule bi man doomu milliardaire laa man du ma doomu baadoolo man du ma Assane man sama baay ay milliards yu bari la yor kër Dakar liñ ci yor man da ñaata mètre xam nga yow ñi lay yónni dañ la kenn yónniwu ma barke Alaaji Malick Si sama bakkanu njaboot musuma wax ak Macky Sall musuma wax ak Marème Faye billaahi wallaahi taalaahi budul li Marème Faye joxe diina bi fay ko pour li ma def musuma taxaw ak kenn Tunkara samay vidéo dafa naturel dama ni man kenn duma wax lu may wax parce que ëllëg laay bañ man li may wax ci Macky Sall dafa dëggu ci man ba ak sama bakkanu njaboot gi kenn musuma wax lu may wax kenn fayuma sama ñaq bi lay def di Uber di Lyft amul musuma gis Marème Faye musuñu toog kii la yónni Alaaji Ndaw
mu jënd sunu reer bi pour diine bi ma ko doon woote maa ko woo ci vidéo dégg nga ko man kenn fayuma musuma wax ak gouvernement bi sama vidéo barki démb dégg nga ko may gërëm waa APR musuma ci am dara kon boog man boo nee dañ may fay daf may jaaxal sama digganteeg Macky Sall dafa naturel dëgg la. léegi nag kaay ma jàppale la léegi xam nga lu wax bi wax bi mooy yow kenn fayu la dërëm genn wàllu APR ki déglu rek xam nga yow jigéen yow yaa ngi nekk Las Vegas di daan sa doole di jóg suba ba ngoon jot di liggéey waa APR yi 90% ñiy liggéeyal APR man xam naa leen ñu bari dañ may woo ci pet ne ma Tunkara fii ak fii ñoom ci seen bopp buñ ma attaqué ñoom ñooy bëgg ma attaqué leen parce que su ma leen attaqué dafa am ay kéewal yuñ ciy jële dafa am ay ak mbir yu bari yoo xam ne day ñëw seen boor yow it boo nekkee nandite nit boo nekkee nit da ngay def ni ñëpp gis nga fii Sénégal la ñii nga gis ñuy travailler nii business moo leen tax a jóg yow xam nga ne man ak yow xëy na rek ñun ñaar rek a naturel ci plateau bi ndax man miy liggéey sama xaalisu bopp laay jël di ci def xam nga man yenn saa yi ndeysaan boo nee 2002 dama lay may tey loo xam ne mosuloo koo xam Awa Ndaw jabaru seeru ndangaan bi ma tag la an 2000 la ñu sëy fii ci Amérique ku sëy l'an 2000 Amérique kooku naka lay ñëwee Amérique 2002 xam nga loolu amul sens 89 laa ñëw Amérique man 89 laa ñëw Amérique 1989 man doomu Saraxole laa sama bopp li ñuy wax mooy Alaaji Amadi Tunkara la tudd dama bëgg nga google ko rek déglu rek Tunkara google ko sama yaay dama lay wax rek bañu ma nga wax Macky Sall parce que ce président la mën na laa neex li muy def mën na laa bañ a neex mais dafa am saaga yi ngay saaga moo ñaaw ak yi ngay wax dafa ñaaw tu yow di ko wax président c'est pas normal man li tax may défendre Macky Sall dama la koy wax tey mu leer ci Assane la commencé dangay yo non li ngay wax moom saaga la mais li ngay wax dafa ñaaw dafa am wax yoo xam ne boo ko waxee nit nga saaga kon ndaji moo ko gën mais démocratie mooy nga gis nit di def lu la neexul nga wax ko mais bu ko xas yow da ngay xas bay xas yaayam sa papa lii la woon sa jabar lii la Marème Faye lii la yow yónnee naa la sa vidéo benn vidéo pour nga xool ko nga dégluwaat ko mais loolu du fen man li ma wax dëgg la xëy na du dëgg bu baax mais daal Tunkara man daal li ma lay wax li nga wax la mani Macky Sall daal man dama ko taxawal di wàcc baagam ku ko gisuma kenn nag ku ko défendre comme ni nga ko waxee yàlla nga waxal man maa taxaw nekk jigéen bu ndaw boo xam ni ñëpp mën nañ maa dóor waaye man maa ko taxawal wàcc baagam am ku ma ni caga baax na ku ma ni sama Jibi Jóob li ko yóbbu Sénégal laaj ko Alié Diagne moomu toog jabaram Aysatu uppukaay moo ko yóbbu Sénégal waa kay xamuñu li yóbbu Jibi Jóob Sénégal Las Vegas kuy cagatu du def Uber ak Lyft looloy sama liggéey Uber ak Lyft may def 1700 a week so mënuma cagatu bu ma nekkoon nag ma cagatu comme ni ko ñëpp di defee maa moom sama bopp mais yàlla def na ni defuma ko ñi may xas ñëpp xamuñu ma nañ ma dem laaj Daaro Mbay yaayu Mbay Jey Fay 28 ans la sëy rue 23 angle 22 Médina 28 ans ba ma taseeg léegi 3 ans la am ma takk sama ndigg yor samay doom kenn xamaluma dara Macky Sall laay supporté 1,000% Tunkara Macky Sall mi ngay supporté ànd naa ci ak yow sa choix la man Tunkara Macky Sall laa contre donc yow tamit dañ ci war a ànd ak man am nga ci droit waaw man gis nga man rek ci opposition calculel ne man doomu Saraxole laa man gis nga oto jënd naa ko fukki yoon ak juróom non jënd naa ko 2 téeméeri yoon jaay man damay reetaan sax yenn saay buñ lay ne Tunkara ay crédit card ay money order man xaw ma ndax jëlee dégg
dagg na foofu Baboy dama doon Baboy foog naa ne affaire bi dagg na foofu waaye foog naa ne wax ji ku dégg ñi ñaar ñuy wax ñëpp xam nañ leen ci réseaux sociaux yi donc xam nañ ko bu baax a baax kii mooy monsieur Tunkara ak Koura Macky bu Vegas ñoo doon waxtaan noonu ci téléphone Koura record ko foog naa business nag la ñu wax ci waa kii Koura Macky moom la doon defal business waaye foog naa business bi jàll na foog naa nag tey sénégalais yi foog naa nag tey jii nag war ngeen dégg te war ngeen a xëppi seen bët yi aussi xam ne vraiment lii ngeen di dégg ci rajo yi guddi ak bëccëg tey moom mooy bis bu leer bi Baboy. Fama merci beaucoup man personnellement nee nañu nekk ñun waa APR dañu ko ragal te man gisuma li ñuy ragal nit te ñun dafa am li nga xam ne moo ñuy yëkkati la plupart des apéristes ñi ci gën bëri ñu ngi jógee ci bi ñuy tëjee président Macky Sall di ko xëbal ci assemblée nationale di ko naj ci couloir yi naan ko ne démissionné sama classe gi yëpp foofu lu ñu fippoo dugg ci politique. donc ñun lii defuñu ko métier certainement président Macky Sall bu amee deuxième mandat incha allah dañuy seetaat lan la ñuy suñu ànd ak moom donc loolu gàcce ngalaama suñu kii ñëw nañ ci ba foofu. donc ñun ragaluñu kenn donc nous sommes tous des sénégalais keroog aussi def nañ fi benn émission man sax personnellement ne nañ ma tudd nañu sama tur man du ma tudd turu kenn man on est là pour défendre le président Macky Sall. ñëwuñu fi pour xëtër pour saagante pour xas nit pour wàcce nit donc sëriñ saa ngi fi ñun respecté nañu sëriñ si sa kenn dégguñu ñuy wax waxi sëriñ kenn dégguñu fi ñu fiy wax waxi mag waxi xale waxi jigéen donc li ñuy indi fii mooy défendre les réalisations et les projets du président de la République loolu moo ñu yëkkati guddi ak bëccëg ñu ngi ci donc du jël nañu sax ba nañu ko ñun ay dawal ko ci green cap lañu donc ñun kan moo ñu xam ci communauté bi ñun ku jëkk am licence fii man personnellement je dis defe naa ñi jëkk am licence fii ci dëkk bi xaak licence laa wax man ci laa bokk ne nañu ko dawalkatu green cab la macha allah maa ngi ciy sant yàlla bu dee dawalkatu green cab la mais l'essentiel que am naa fi njaboot sama jabar sama soxna maa ko jëlee Sénégal indi ko fii muy xale bu ndaw ñëw sëy man fii pour la première fois muy sëy donc loolu mun naa ko ndamoo donc bu dee ci green cab bi laa ko amee loolu sant yàlla la donc ku fi jëkk am licence 91 man j'ai bien dit je pèse mes mots donc Alaaji Sylla mu ngi fii ci communauté sénégalaise bi ñëpp ko xam Harlem maa ngi moom ñoo toogandoo ci ay banc en fii ci 42e foofu lañ doon defee les hack licence loolu boobu temps yàgg na sama numéro licence mu ngi commencé 45 45962 loolu kan moo ko am fii ci chiffre ci ñuy dawal fii tey yellow cab donc bu ma dawalee green cab loolu wéy le problème l'essentiel sama choix la wéy le problème dama gën ñuy dawal green cab donc loolu du wàcc nit loolu yëkkati nit la daan sa doole ñun dépendruñu ci kenn xasuñu kenn saagawuñu kenn pour am alal donc man façon taxi bu nekk dawal naa ko fii ci dëkk bi donc gis nga les Shaquille O'Neal dawal naa leen les Whoopi Goldberg dawal naa leen Michael Douglas même Donald Trump bi toog na sama ginnaaw oto fii ci aux États-Unis donc façon oto bu nekk dawal naa ko fii du green cab rek green cab dara ñaaw ci donc loolu nañuy woo kii defarwaat ñu xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay donc politique du xasante politique du saagante politique du wàcce nit politique lenn la rek li nga xam ne de éponge la day passé donc kii day ñëw def mandaam bu jeexee pare keneen ñëw keneen yéeg mais nekk fii saaga nit ñi xas nit ñi te ñun fii dans la communauté ñun ñëpp xamante nañu ça fait des années ñu ngi rajo fii mais benn rajo ñëwul fii di attaqué ay nit di saagante ay nit di duggante ci ay nit ku nekk ngi dox soxlaam ku nekk ngi def li nga xam ne li vraiment mooy jàppale communauté bi mooy yëkkati communauté bi mooy defaraat vraiment jikko yi ba nit ñi bokk ndey bokk baay ñun waa PDS ñu ngi fi dañuy daje fi Harlem guddeeg bëccëg di saafatante di waxalante ñun ñoo bokk association des Sénégalais d'Amérique ñun ñoo bokk daayira yi ku fi dee balaa ñu lay sul ñun ñëpp danañuy daje donc c'est ça mais amuñu benn kii bi nga xam ne vraiment war na tax ba ñu tekkale ko donc nañu wàccee xel yi wàccee xol yi ku nekk am na loo bëgg ku nekk am na loo bëgg mais dem di saaga ay nit ay sëriñ kenn ñemewul wax ci communauté bi ay mag kenn ñemewul wax ci communauté bi kenn ñemewul mais effectivement waa APR dañu am fulla am fayda donc li leen yëkkati c'est le président Macky Sall mais keneen yëkkatiwu leen donc loolu il fallait ma jaar ci Fama donc pour vraiment xam ne
voilà il fallait ma jaar ci donc pour rek wàcce tension nit ñi xam ne vraiment que lii c'est des vent la rek. waaw comme ni nga ko waxee rek fii foog naa ne tooguñu fi tey parce que géwélu président Macky Sall lañ dañ fi toog parce que dañuy jàppale président Macky Sall gis ne mi ngi jëmale réew mi fu am solo moo ñu tax a toog fii fay suñu rajo bi toog ak suñu temps bi te yow tamit boo jëlee green card wala nga jël leneen loolu sa choix de vie la yoonu kenn nekk si fii ku nekk lu la neex ngay def ak nu mu la neexee noo ko gisee rek ak noo ko sentir noonu nga koy def kenn mënul tere kenn def li mu def fii nag koo fi wax benn mën na laa wax fukk ndax man de kebe mu ne ma ne ko man de ku ma fi tëggal raas ma daal di lay feelu ba mu saf sàpp nag dégg nga saaguma kenn nag xulowuma kenn maa moom sama bopp tànn président Macky Sall muy sama président ma jël ko teg ko ci kaw fas yéene toog fii maa ngi moom ba élection liggéeyaluma kenn nag président Macky Sall laa toog fii di liggéeyal incha allahu rabbi te dinaa ko falaat bu ci yàlla àndee dinañ ko fal yóbbu ko premier tour teew gis nga kuy wax na wax lu ko neex mu saaga ci rajoom sama rajo bii moom le président Macky Sall du ma permettre kenn duñu fi permettre kenn mu di fi saaga te di wax nag ne président Macky Sall képp kuy leader fii ci Sénégal fii ci Amérique ak Europe ak lépp ñëpp man li ma leen wax sama panel GF diaspora ak bu Abdoul Moutalib panel yëpp wax nañ ne ñëpp génn ku nekk na summi vestam taxaw falaat suñu président ndax daf ñu ko jaral ku liggéey li mu liggéey pétrole bi bu taxee moo tax ñuy ndëppal seen bopp fii dina yàgg ndëppal seen bopp baaboy nañu xam ne tey dañoo bëggoon teg président Macky Sall ñu teg nuñ koy waxati discours sëñ Bass Abdou Khadir mais xeju si tey nag dañu ubbi ligne bi baaboy ñu xool wala nga jéem a teg ba keneen nekk si ligne bi ñu nga dugal discours bi am na benn booy nag moom laay seet nii bu ñu woyal président Macky Sall ba mu neex ci Baboy foog naa ne yor nga clip bi. oui Fama comme ni nga ko waxee rek mooy bàkku président Macky Sall. voilà moom vraiment waxoon naa ko fi sax nee naa bés bu nekk mun naa indi rajo ci rajo bi bàkk bu bees donc bàkk yi ñoom. Sénégal yëpp ci ànd donc vraiment gis nañu aussi les réalisations du président de la République gis nañu fi mu teg tànkam donc gis nañu ne aussi am na espoir bi nga xam ne que suba mooy gën tey donc loolu ñëpp gis nañu ko ñëpp teg nañu seen i bët te li ñuy wax opposition bi rek mooy ñu uti programme parce que programme mu président Macky Sall mu ngi tudd PSE donc ñëpp gis nañu programme bi ñëpp teg nañu seen bët donc ñoom li ñuy dese peut-être pour jéem a yàqate le programme donc programme bi tey boo duggoon ci biir Fouta wala nga demoon tey fii nga xam ne fii mooy Falémé nga dem fu gën a sori ci Sénégal nga ñëw naan da ngay yàqate le programme au président Macky Sall defe naa soxna yi nekk foofu maire yi màgget yi nga xam ne mosuñu teg seen tànk Ndakaaru vraiment ñoo koy fajal seen bopp donc en tout cas Fama ma delluwaat si kii parce que kii lii la ñuy wax pekaan yéen a ko moom Fama donc yéen seen xam nga ñun nag ñoom président Macky Sall ak ñoom Baboy ak ñoom Doro Ndongo dafa am fu ñu jaar bàkk bii nag boo ko déggee rek mooy yari maayo mu yaraani deebeele ba caabala maaji kooku mooy cubale yi kon nag ñooñu seen diggante ak ceddo bi dafa am histoire bu rëy Baboy xam na ko kon Baboy may ñu boobu donc Fama balaa ngeen def sa baal ma jël seen ba pare mu ngi ci ligne bi après ma ñëw ci bàkk bi quoi seen bismillah allo Baboy waaw ñu ngi lay ziare bu baax a baax ki mooy Momar Sène quoi kontaan naa nag vraiment. voilà mu nga dañu wax ne coow li ci bindub teen bi. gaa yi amul baag la. ndeysaan. coow li ci bindub teen bi. gaa yi amul baag dong ñoo war a loolu. mu nga mais ko am baag jël baawal gi doo xuloo doo coow. doo xuloo doo xeex. waaw mais nag Malick moom wax na lépp daal. voilà lépp li ñu waroon a def Malick def na ko wax na ko. macha allah. noonu la koy doxee defee nag seen ci panel yëpp. yaa ngi koy dégg ma ne Malick noonu la koy defee ci panel yëpp. Malick maa koy dégg bu baax kay. Malick moom jàmbaar la rek waaw. mais vraiment gis nga dañ ne ku wax feeñ. waaye nag yëf yi moom. nañ xool rek. la ci kanam ci kanam raw li bët soob yàlla dinañ kontaan ñun ñëpp bu soob yàlla nañu yàlla dafa ci kar rek. amiin yaa rabbi amiin ñu fekke ko ak jàmm ak salaam. merci maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp jërëjëf. merci. waaw moom Baboy comme ni ma koy waxee rek ñu may ko sama benn xarit Ami Fall ak Codé Mbeng di ko may nag Aliou Ndiaye bi nga xam ne PDS la waaye sama xarit la di ko may waa PDS waa Sonko waa ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn El Hadj Ndaw sama frère maa ngi la koy may boobu
kooku sama frère la Malick Sylla la ci biir doo ñooñu samay frère samay xarit lañ bokk ñu nag jëm fi ñu jëm waaye nag ay xarit lañ yàlla ñu boole kon nag def ci rek ak sotti si la di ko wax nag sama tonton Birima Mbuub ne ko maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko sant di ko gërëm kon nag Baboy maa ngi xool kii bi ñebe bismillah ñebe ñu ngi lay déglu waaw léegi allo waaw na ngeen def ñoo ngi fi ñebe ñu ngi lay ziar yow gën ñu di dégg de waaw maa ngi fi rek di leen déglu di ree rek di ñu ree rek Fama li ngeen bëgg dafa yomb trop ma ne li ngeen bëgg dafa yomb trop moom la ñuy daw de ñun de xam nga lu ñu def wala ñun bëgg opposition nekk fii du ñu saaga du ñu xuloo non nañ saaga loolu du dara ñun dañu wane rek suñu réalisation président mu jëm ci kanam muy inauguré rek ñuy dem ak moom jeex na tàkk saaga yi ñoo koy may doole waaw loolu du wàññi dara loolu day xumbal yëf yi rek daa mel ni rek Balla Gaye ak Modou Lo waa leen tout dara tout tranquille moom bu fi nekkuloon dara du neex merci ñebe waaw moom day dir rek bàyyi mu dir merci ñebe ñu ngi lay ziare merci alors ki ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatulah maaleykum Cheikh Samb la waaw Cheikh Samb maa ngi lay ziar bu baax merci Samb bismillah waaw maa ngi lay ziar bu baax a baax kontaan ci émission bi nag allo di ci bég loolu itam nag allo waaw ubbi sa rajo wax ni émission bi am na solo li am solo mooy maanaam nit ñi dañoo war a bàyyi xel ci leen nit président Macky Sall mi ñi ma gis fii ñu koy xeex ñëpp ana lan la ñuy wax nañ jël tiw teg ko fi kañ fiy teg kan la seen moom la ñu bëgg seen xol waa ma ni ñun ñi dañoo bëgg président Macky Sall suñ xol moo tax ñu bëgg mu am 2e mandat kon ñi nga xam ne ni dañoo jóg fa seene sàngu seeni mbàjji fii ci dëkk bi di naan dañuy taal dëkk ba ku ko bëgg a taal yaay tàkk Sénégal kenn ku koy jéem a taal yaay tàkk te loolu mag ñi baax ñi ñaan nañ ko ñi ne ci dëkk bi itam te ñëpp am kaddu ñi ngi ñaan dëkk ba yàlla dafa jàmm ak salaam président mi nga xam dafa bëgg 2e mandat yàlla may ko mi ngi liggéey ndax man bu ma gisee yéen ay nit naan like autoroute Ila Touba bi di ko sikkal ak def ya ak a neexoon ñun ñu dëkk Louga ñun ñu wutal ñu autoroute bu ñuy fayee dem Louga bu ñu bëggee jógee Dakar dem Louga mu nekk piise keek ci ñun mais kooku xéewal la xanaa loolu ñoom ñoo koy wax waaye ña nga xam ne ñoom moom dëkk ba bëgg dëkk ba fonk dëkk ba xéewal di wàcc dëkk ba ñoom ñooñu duñu ko wax ñoom waaye ñi nga xam ne dañoo ne ci àll bi ñoom lu leen neex wax nit ki nag boo ko bañee bu doon fecc ci ndox sax nga ni ko yaa ngi may pëndal kon nag président liñ koy ñaanal ca kaw ca kanam di yàlla sa borom jàppale ko may ko ndam ci élection yi di ñëw Sénégal ba kat du fa damm yàlla dafa jàmm ak salaam loolu daal laa ciy wax. Amin Samb vraiment. ñu ngi may loolu Fass Sarr ak El Hadj. ngeen ma ni Baboy ngeen bàyyi xel. waaw ñii di daggi saaga ak di wax lu leen neex nañu wax lu leen neex. yow Baboy kan du tee ay nit bëgg la. macha allah du tee nit ay nit sopp la du ne ay nit ñoo xam ne bu ñu xëyee ñaanal la. macha allah ñi yow seen lami ñu naw nag di saaga fu leen neex nañu bàyyi xel ni saaga yi ñuy saaga am na ñu ñuy déranger. te ñooñu ñuy déranger dañ leen di ñaanal te dañ leen di ñaanal xëy na du lu baax ci ñoom. kon nag nañu bàyyi xel di saaga ci rajo ak di foog nit di ko xàncax ak xas lu tegewul kenn loolu moom la nit ñi war a bàyyi élection yi day jeex ku am sa argument waxal sa argument mais bul saaga kenn nañu bàyyi saaga yii ñuy saagante tegewul kenn te du yàgg ba nit ñëpp moo ko bañ Macky Sall président Macky Sall man dama koy ñaanal 2e mandat su ma julee dama koy ñaanal moom laa sopp keneen ku ne ka nga sopp ko te di ko ñaanal waaye kii laa bëgg ñëpp koy bëgg wala kii laa bëgg ku ko bañ ma bañ la déedéet man ñi bañ président Macky Sall bañu ma leen mais ñiy saaga bañ naa saaga yi ñuy saaga loolu daal métti na ma trop moom saaga yi daal nit ñi nañ ko bàyyi xel di ko xam ni kuy saaga ku ne na la leer dafa nga toog di saaga am na kuy taxaw di lay ñaanal ndax lam lay ñaanal xëy na mën naa am du baax ci yow nañu bàyyi saaga yi tegul fenn te saaga yi mënut a faj dara wallaay dëgg la doo lay faj ci yéen ñi kenn ku nekk ka mu àndal ne ànd ka mu àndal di farak man loolaa ci sant émission bi bari na ñu bëgg a dugg loolu laa am moo ci sali Babou yéen ak yaag Pape Babou ñu ngi leen di sant ak Fama di yàlla sa ngeen góorgóorlu ca kaw ca kanam rek incha allah yow jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal waaw Fama jële kii balaa ngay jël allo allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. na ngeen def. yaa ngi fi ñu ngi lay ziare bisimilah. yéen a ngi jàmm. macha allah alhamdulilah. xam naa du ma fi yàgg daal dama leen di wax ngeen continuer li ngeen continuer yéen ak yeneen ci dëkk.
parce que Macky Sall ba mu nekkee ba mu nekkee Abdoulaye ba léegi. place fu mu mës a nekk yàlla teral na ko. yàlla teral na doomu aadama mënulu ko dara. maa la wax loolu de. Macky Sall yàlla la àndal. yàllaa ko fay teg moo ko fay jëlee. te ba mu nekk su nekkee léegi lu mu mës a dugg loolu da caa réussir. kontaan nañu koo xam ne si bëgg a ànd ak moom ba léegi lu mu mës a dugg réussir na ci. mi ngi noonu de ma ne ko mi ngi noonu loolu de dëgg la nag. incha allahu rabbi. jërëjëf kontaan nañ ci yow heure bi mooy ñu tànc rek kontaan nañ. merci beaucoup. Baboy xam naa ne heure bi tànc nañ mais ligne bi xonk na mais dama bëgg ñu tàggatoo ak lii. yokkal waaw yokkal. xale bee ko wax de nga ne lii la leen di tàggoo tey Baboy xale yi la waaw gars yi ba semaine prochaine incha allah Fama. waaw moom kay moom wax nañ leen bye bye yàlla nañu yàlla may fekkee dimanche ak jàmm kon ñu ngi leen di may bii rek. nga ne. jeunesse bee ko wax de waxuñu ko. suñu temps jeex na. waa rajo bi nii. sa fil bi moo